leen mbokk yi ci ànd bekk ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci juróom-benn waxtu bisimila leen ci xabaaru marax yi benn ponk la ci gën a fës Sénégal kon waxtu wi ñu àddoo ngeen teewlu téeméer ak fanweeri cas ñoo amee jàngoro coronavirus fukk ak juróom-ñett yi faj na leen ba ñu wér péng téeméer ak fukk ak ñaar nekk ci kër docteur ñu topp seen wàllu wér-gu-yaram askanu Sénégal pàcc bu mu mën a nekk sopp sepp loxo ci mbir mi ngir jàngoro gi ëllëtuk askan wi gën a génn ci Sénégal laaj wu yaatu la leen ci jagleel bi si ma leen ci xabaar yi gërëm leen bekk ñun ci rajo xabaar yi kon xabaaru marax yi ci ITV mbokki salaamaaleykum des koy tàmbaleek xayma bi nga xam ne jëwriñ bi ñu dénk wàllu paj mi ci Sénégal def na ko niki tey ci suba Abdoulaye Diouf Sarr ci bi mu jënoog askan wi ngir dool wax tolluwaayu jàngoro bi daan na xam ne ni kon téeméer ak fanweeri cas ñoo am ci biir réew mi fukk yi ak juróom-ñett wér nañu péng téeméer ak fukk ak ñaar jamono ji kon ñu ngi ci kër docteur ngir xool seen waa tolluwaayu wér-gu-yaram jàpp na ni tamit li nga xamante ne ni kon ñoo nekk ci kërub docteur kon xel mën na am ci seen xel mu dal mën na am seen wàllu wér-gu-yaram ndax kon topp gi ci war ñu ngi koy def ba noppi di ñaax askan wi ngir lépp loo xamante ne diggee la bàyyi ko ci kër docteur gi ñu war di sàmmoon teg moom ñu tawli kàddoom Abdoulaye Diouf Sarr. tey samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi si juróom-ñeent fukki ak juróom-ñetti test yi ñu def fukk ak benn ñoo ci positif muy ñaar yoo xamante ne cas importé la muy cas bu jóge bitim réew ak juróom-ñett yoo xamante ne ay cas contact yu ñu doon suivre la ak benn boo xamante ne cas communautaire la mooy cas boo xamante ne xamaguñ fu mu jëlee jàngoro bi mën nañu wax tam ne tey bésu tey bi juróom-ñaari patients yu ñu hospitalisé woon wér nañu danañ leen génn tout à l'heure ñu wax ne ñuy hospitalisé seen état de santé am na tan bu baax bu ñuy xayma tey boo bëgg léegi téeméer ak fanweeri cas le Sénégal compté am fukk ak juróom-ñett yu su wër bon dëgg mën nañu wax ne tey am na téeméer ak fukk ak ñaar yu nekk hôpital ñu leen di suivre ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi demandé sénégalaises yi ak sénégalais yépp ñu respecté li xamante ne moom lañ leen digal ci xeexu jàngoro bi. état d'urgence benn la ci ponk yi nga xam ne njiitu réew Macky Sall jël na ko ngir rek réew mi mën a mucc ci lu yaa ci jàngoro coronavirus waaye nag jàppale ni mbir mu nu mel mbégte la ci soxna yi àndal ndax nag ñoom nee nañu kon ndax seen borom kër yi danañu teel a wàcc bu ko defee ñu bokk ak ñoom kër gi gën a neex waaye nag ñeneen ni jàpp nañu ni kon lu nu mel mbir la moo xamante ne kon mën na kon oyofal seen poste borom kër yi kon daal gis-gis buute la ci ñeen ñi amee ndax jàpp nañu ni kon li nga xam ne mooy tënku gi koppar la goo xamante ne kon guy naax saay la banlieue bu Ndakaaru reportage ak sunu ndaw Mamadou Lamine Fati. lu naqari ñenn ñi neex na ñeneen ñi le état d'urgence ak couvre-feu bi nga xam ne teg nañ ko yenn ci jigéen yi nga xam ne ngir gis seeni borom kër jafe na leen woon tey jile mbégte rek lañ ci am. man de lii sant naa ci yàlla ndax li tax sant naa ci yàlla sama borom kër daaw ma ko gis heure te léegi maa ngi koy gis heure gënalul kenn nag neexul kenn tamit wax fa dëgg yàlla neexul kenn ndax man mii damay foraatu rek. 6 heures day fekk commencé naa laal di dem ñibbi. dina tax góor ñi nga xamante ne nag dañ doon jàdd ñu naan papa ak nii dootuñu jàddati léegi bu ñu wàccee rek dañuy daw gaaw jubal ci njaboot gi waaw. soxna si ne moom di rafetlu bu baax a baax couvre-feu bi ñu teg tey jile ngoon su ne dina gis borom këram. ni ma ko gisee moom lu baax la initiation bu baax la ndaxte Macky Sall yéex na koo def ndax am na ñoo nga xamante ne buñ masaan a teel a wàcc moom su ne la ñuy jàdd di kalandoo yee ka def yu kenn waaye. fi mu toll nii moom 5 heures ñibbisi nañ seen kër toog seen njaboot wala seen ataaya di waxtaan ak seen soxna ak seen njaboot xale yi dinañ leen gën a miin dinañ leen gën a xam si daal dëgg yàlla kontaan nañ ci Macky Sall daal yéex na koo def bu yëgoon def ko bu yàgg. ndaw si le moom jaaykat la
naam sax moom am na jiixi jaaxe bu baax a baax ci ndogal bi ñu jël. parce que xale xamul dara moom bànneexam rek lay topp xale moom bu gisee waajuram si biir kër rek kontaan lay def waaw dinañu waxtaan moom kay neex na si ñëpp mais neexu tamit parce que nit ku nekk jigéen bu nekk biy sëy boo xalaatee sa borom kër li muy jénn liggéey tax muy jénn donc bu lii amee bu naan parce que mbette la du mbette na benn côté parce que yéen a ngi toog à côté jàmm am na mais beneen côté parce que bu fekkee liggéey boppam lu mu daan amatu ko lu mu lay jox day wàññeeku donc si ñaar côté yëpp kiiwul daal. tere bu ñu def yenn waxtu yi ñu mën koo génn ñenn ci askan yi rawatina jigéen yi le rafetlu nañ ko bu baax a baax ñoom jigéen yooyu le ak seeni doom di rafetlu bu baax a baax lu ñuy gis ngoon su ne seeni borom kër ak seeni doom ñoom ñëpp ñu nekk ci kër gi le loolu yëpp lu ko waral di couvre-feu bu ñu teg. Mamadou Lamine Fati loolee nag di ponk boo xam ne bokk na ci dogalu njiiti réew mi ngir rek tere génn waaye tamit wopp bi ak dalluwaayam ci réew mi loolee nag tax ba lépp loo xamante ne nii mooy taxawaay kon jamono ji ngir ñu daal di ko xeex njiiti réew mi kon mooy doxal ngir rek li nga xam ne mooy jàngoro bi génn ci réew mi moom njiiti réew mi Macky Sall kon ndaje yi muy amal ak kilifa yi ak ñi nga xam ne jàpp nañu ni mën nañu sóob seen yoxo bu baax ci xeex bi ngir mu génn ci Sénégal di jàngoro gi di coronavirus ndax mu ngi ko wéyal li niki tey kon niki démb ñi nga xam ne ñooy mouvement Y'en a marre la dalal waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy jàngoro gi ak tamit nan la ñu fas yéene xeexee ci bi la jàngoro ngir mu génn ci biir réew mi ginnaaw ñaax yi ñuy def askan wi ak taxawaay bi nga xamante ne ni amee woon nañ ko Y'en a marre nag ku ne xam na taxawaayam fii ci Sénégal bokk na ci ñaxtu waaye tamit ngir yóbbu baat askan wi fu sori loolu lépp nag bañ ci génnee ne ñoom dañu fas yéene kon dugal seen yoxo ci xeex bi ngir mu génn ci réewum Sénégal maanaam lii di jàngoro gi di coronavirus ginnaaw seen dajeek ak njiitu réew Macky Sall caat mooy seen kaddu ñu teewlu ko. ñu rafetlu mesures yi président jël xamal nañ ko ne mesures yi yombul parce que peut-être génération bi ñu nekk xamuñu lan mooy couvre-feu mosuñ koo dund en tout cas ci histoire moo tax du yomb ñu ñaawlu manquement yi amoon ci premier jour bi mooy jóge ci force de l'ordre waaye it ñaawlu li tax yenn citoyens yi doon ñaawal yenn force de l'ordre yi ba mu jur ay gilaawaale ñu wax ne ñaari boor yëpp kontaan nañu ca nañ ko doxalee mu wax ne jël nañ ci ay mesures ñu xamal ko ne ko ni boo gisee yu bëri am transport bi moo nekkoon jafe-jafe yi mu wax ñu ne dinañ faj mbirum transport bi ak Dakar Dem Dikk ñu wax ko it ne fonds bi ngay jël pour tasaare ko ci askan bi baax na am na solo waaye na leer na nga ci boole ñi ca war a bokk ba séddale bi du am parparloo bu mu wéeru ci sa bourse familiale yi ngay joxe na tas ci sénégalais yépp ku ne mën see gis sa bopp dem nañ ci sax ba ne ko soo mënee xool denrée de première nécessité yu jëm ci meew ceeb suukar diwlin nu ko état mën a wàññee ci weer yi ñu jëm pour yombalal sénégalais yi ay it facture ndox ak facture courant moom fexeel ba sénégalais yi bu ñu ko fay ci mois yi di ñëw ci 3 mois yi bu ko benn sénégalais fay ndax loolu mooy tax soo jàppalee entreprise yi ñeneen ñi nga xam ne seen entreprise informelle la ñiy yëngu ci ay salon de coiffure ñiy yëngu ci guddi ñi nga xam ne seen liggéey dëbbal la ay góorgóorlu la ñooñu seen entreprise xëy na répertorié wuñ leen waaye boo leen teggilee coonoy facture wàññil leen dund gi ñu war a mën a jënd pour seen njaboot su boobaa ñoom duñ yëg jafe-jafe yi wax nañ ko it ne ko bu ñu jógee ci lii président nag fexeel plateau médical bu Sénégal bi nag répondre nag vraiment pour ñu bàyyi di fajo yi ci biti ndax it mënuñoo comprendre ñëpp di ñëw di jàngee fii ci suñu université faj bu ñu yeggoo seen hôpital yi ñoom gën a baax suñu jos bu ko feebar fii dem fajoo ji fële lu mu ne jël na ci ay dina ci jël ay mesures. xabaar yi wëy ñu daal di des ba tey ci jàngoro coronavirus gi xam nga ne nag mu ngi wëy ci miim réew nguur Sénégal ak askan wi ñu ngi def kon seen kéem kattan ngir mu yam fii génn ci réew mi waaye nag terewul ñi nga xam ne kon ñooy chrétien yi waxtu yi ñu ngi amal seen koor loolu nag tax ba père Raphaël moom mi nga xamante ne ni curé la ca paroisse Saint-Joseph moom jàpp na ni kon lépp loo xamante ni daal mooy warugar gi du leen teggeeku ñoom sax ñoo nga ca waaye tamit mu ngi leen di fàttali ni nga xam ne kon la ñu war a taxawee ci tolluwaay jamono ji rawatina Sénégal fi mu toll ak jàngoro bi ñoo ci leeral Sophia Ba ak Augustin Mandam. coronavirus ji am ci jamono yi carême fii ci Sénégal indil na ay jafe-jafe chrétien réew mi Père Raphaël Diop paroisse Médina li dellu si jafe-jafe yu ñu am ci dundal seen diine ci jamono ji. waaw coronavirus bi dañu fekk ci biir carême ak suñu activité yu bëree chrétien yi voilà soobu tellement ci ñaan yi voilà corona bi ñëw dal di taxawal lépp. ginnaaw bi suñu monseigneur yi waxee ñu aj lépp li nga xam ne mooy ndaje même ni ñu daan ñaanee sa ndeysaan mu ñu ne ñu
nañ def nii yàlla def affaire di yokku jékki-jékki ñu ne nañu taxawal lépp. kilifa jàngoo bi nga xam ni xam na lu ci jàngale di fàttali njëriñ bu ci yee askan wi ngir ñu toog seen kër loolu waral muy conseiller woyu ngëm yi. suñu fidèles yi toog nañu seen kër ñoo ngi déglu rajo yi ñoo ngi déglu suñu autorités yi di ministère de la santé et de l'action sociale ñu war a mottali itam jël matukaay yi war les mesures d'hygiène set raxas suñuy loxo ba bañ a génn te xale yi ci biir kër yi waaye itam ñaan ñaan ak suñuy fidèles yi ñu may leen occasion ñu ñaan ak ñun mooy ñi am pexe dem Facebook wala dugg ci réseaux sociaux yi ñoo ngi leen di wax suñu waxtu ñuy jàng mees ñu connecté wu directement ak ñun benn appareil rek la ñuy teg ci béréb bi ñuy jàngee mees ñu mën a am mees bi en direct participer ci ñaan bi. ñaan ak julli jaarale ko ci xarale yu yees yi nekk matuwaay bu ñu tàmm ci jamono ji. d'abord nekk ak nit ñi bokk li ñu dund. deuxièmement aussi ñu may leen occasion ñu ñaan ak ñoom ndax am na li Pape François ak li ñu yàgg wax ci jàngu bi ne ñu bëri xamuñu ko woon mooy lu ñu wax la communion spirituelle maanaam yaa ngi en communion yaa ngi jokkoo ak nit ñi mais mënoo jot ci l'hostie bi ci corps et sang du Christ bi mais yaa ngi communier spirituellement ak li ñuy xumbal ñu bëri dañ ko daan dund ñoo xam ne jàngu may ñu leen ñu communier ñi xam ne xëj na fa ñu nekk mënuñu jàng mes dañ ko daan suivre ci télé wala suivre ko ci rajo parce que amuñu labbe amuñu jàngu fi ñu koy defee dañ daan communier spirituellement avec la communion avec l'église. mbaasum Covid-19 du am dëgg ci ngëm ak doggu chrétien yi ci réewum Sénégal. Sophia Ba lu toll ci fukki kuréel ak ñett ci syndicat bootu doon benn seen xememteef mooy sóob seen loxo ci xeex coronavirus gi tax ñu ne lépp loo xamante ni kon ab koppar la danañ ko dajale ngir rek jébbal ko jëriñ gu ñu dénk wàllu dem beeg dikk bi ak naataango bu ñu dénk wàllu paj ma ci Sénégal loolee nag ni ki tey lañ ko daal di xamle sunu makkaan lu ñëwoon ngir fësal yi la xabaar Momar Souran moo nekk seen njiit ñu teewli kàddoom ci micro Mame Abdou Gaye Kassé. dañoo dégg ni président de la République dafa décider. jël loo dund bu bari yóbbu ko ci ñi ko itteewoo bi ñu déggee loolu nag ñu xam ne loolu xori nañu ndaxte dund boobu ñun ñoo ko war a yóbbu ci la ñu décider tey en urgence collectif bi mettre seen ay camions à la disposition du ministère des infrastructures du désenclavement et des transports et du ministère de la santé pour ñu jàpp ci xeex bi ci kaw loolu nag ñi ngi woo képp koo xam ne kii transporteur nga pour nga ñëw ñu bokk ànd ci ndax réew mi moo soxla ca bu réew mi soxlaa duñu mesurer en terme d'impact ci suñuy entreprise mais suñu objectif yëpp mooy jële fi coronavirus. des ba tey ci wàllu dem beeg dikk bi ak chauffeur taxi clando yi chauffeur allo taxi yi nga xam ne ñooy bàyyi ko fii ci Ndakaaru dem ca diwaanu Touba ñoom nag ñu ngi weddi tuuma ngir seere seen der ndax jàpp na ni kon kàddu ñu teg seen kaw dëgg lalu ko te nag nee nañu lu ji njaag ñii di regroupement chauffeur ak transporteur yu Touba yi ñoom ñoo ko def seen kaw ndax nee nañu kon ñoom tey la ñu gën a sàmmonteeg digle yi bàyyi ko ci jëriñ gu ñu dénk wàllu pàcc mi ngir xeex jàngoro coronavirus ndax lépp loo xamante ni diggee la sàmmonte nag moom ndax ci dool yi tamit ne lépp loo xamante ni kon taxawaay la ak i xeex ngir jàngoro gi génn ci Sénégal lu mu laaj danañ ko def ñu teelu ci leeral góor ndak loo reportage fële ci dëkk bu tedd ba Touba Mbacké. ànduñu ak président bi yor regroupement bi ëmb chauffeur yi naka noonu transporteur yi Touba ñooñee di ay chauffeur taxi allo Dakar ginnaaw ba ñuy weddi bépp tuuma bu ñu tekk ci seenum ndodd. suñuy soxnaat ci leen di jox li ñu suñu borom wërsëg la ñu koy bokk ak ñoom lii nag métti na ci ñëpp ndax kenn ku tey ji sa soxnaa ngi kaas ñii seen soxnaa ngi muñ te li ñu muñ ñun ak yàlla dong ko xam ak ñoom kon buñ tourné dégg am idi daal taxaw daal ni allo Dakar yaa ngi dem ñun daan ñu jaaxal ndax ñun fii kenn ku ci ne xañ na maam ba kas rajab jàllee ba léegi nii demoo fenn seqiwoo tànk ak morom ji ndax ñun ay ndaw lañ te doomi dëkk bi lañ te bëgguñu dara nit dégguñ ci loo xam ne si waruñu moo tax boobu ba léegi ñun ñoo ngi nii taxaw buur nag képp koy yàpp ku nekk da ngaa xamul buur moo tax lépp lu mu wax lu nekk ñun ñoo cee jiitu ndax ñun doomi réew mi la waaye nag duñ jaar sart benn sart amul benn sart boo xam ne dinañ ko teggi
ci noone ñoom chauffeuru taxi Allo Dakar yi ne ànd nañu ci doxalinu njiitu réew mi bu ñu sukkandikoo ci kii ngàlloo seenu kàddu. lu toog suñuy kër métti na lool waaye dañ toog suñu wetu soxna ak suñu wetu njaboot ndi ko sëñ bi diglee rek ñun ci leen nekk ay doom lañ doomi Tuubaa lañ amuñu leen lu oto yii ci leen suturlu waaye teewut heure bu ndigal jógee ñun dañuy toog xam ni ndigal a man lépp te ñun ci ndigal ci leen juddu yaru ci ba toll ni ñu toll te bu neexee yàlla ci leen dee. ginnaaw ba arrêté ministériel bi génnee di tere bépp rassemblement naka noonu it surcharge oto yi di yëngu ci wàllum transport loolee tax chauffeur yu bëri gaare seeni wata ngir sàmmook dogalu njiitu réew mi. xeex tilim daan corona mooy bàkkub service d'hygiène ni ki tey kon lañ ko daal di jëmbal ci samedi gi ngir rek fësal lu ni mel ñu ngi ko amalee nag ca mairie bu Fass Colobane Gueule Tapée ngir rek li nga xam ne mooy jàngoro coronavirus bañ a lawali bànqaasam ci mim réew ginnaaw gi nag nee nañu ginnaaw bu ñu ko tàmbalee tey ji dañ ko fas yéene wéyal ci biir réewum Sénégal yëpp ngir mu daj ci Sénégal ngir tilim moom dañ fi jeex fi tàkk waaye itam corona abal ñu ci biti loolee nag mooy seen kàddu di seen xememteef Ousmane Ndoye mooy maire bu Fass mooy maire commune bu Fass Colobane Gueule Tapée ay kàddoom ci micro Cheikh Diop. wax ju bari ji dafay bëgg a wees dañuy toll ci jëf ku war a yëg na xam na ne noonu la ñu am noonu buñ dul gis du xeeñ dara mënoo koo xamee tous te mu ngi ci ñun tey li service d'hygiène bi def te colonel jiite ko colonel Niang jiite ko moo di nanu xeex yi ak adversaire bi mel ni ay gumb yu yore seen yat rek fu ñu rekk teg ko parce que fu ne la ne mais dañ koy boole ak xel donc loolu ñun suñ ko defee di ko defee ci suñu commune dañ ci am mbégte mais mënoon nañ ko commencé nag ci commune bu nekk parce que ñun ñëpp ñoo bokk combat bi Sénégal yëpp la combat bi intéressé donc li ci des mooy nañu fagaru nañu jàppante nañu xeex ak li nga xamee ne bu yàggee ci dëkk bi du baax ci ñun donc luñ ko gën a gaaw a mën a rey nañ ko ni rey loolu mooy sama déclaration bi ma def pardon absolument tous les élus du Sénégal dañu war a accompagner li nga xamee ne moom la ñuy def parce que ñun ñoo bokk xeex bi ñun ñëpp ay soldats la ñu am benn général bu ñu jiitee muy le président Macky Sall am ay haut gradé yoo xam ne dañu topp seen gannaaw ñun dañu yore suñu arme rek fu ñu mën a tirer ñu tirer fa yaakaar ne bu ñu fa tirer daañu fa fekk waa ji ba ñu faagaagal ko loolu rek mooy suñu loolu ñu jógee te loolu la élu yëpp jóge nag. foofu la ñu des ca Fass Colobane Gueule Tapée ak ca marché bu Tilène xam ngeen ne nag kilifa yi la ñu sàlloo woon mooy fexe ba yaatal mbedd yi ba lépp loo xamante ne ni bokk ca ñu daal di ko fay jëlee li ñu sàlloo nag jamono ji mooy fexe ba suuf si nekk ci xàll yi nga xam ne kon moo sekk canal bu Gueule Tapée ñu daal di ko dindi di kii nag ay bés ba ñu ko tàmbaleek léegi nii nag ne dañ ko fas yéene wéyal ñoom itamit la ñu sàkku rek mooy askan wi gis-gis bu wute lañ ci amee ndax bu ñuy d'accord ci ñi des nag ñoom seen gis-gis leneen la waaye nag daal la ñu mën a seetlu ci marché Tilène mooy daa salteek mbalit ga fay jalaañoo Abdourahmane Li reportage. gannaaw ab opération de désencombrement ci deux voies wu canal bi nekkee Gueule Tapée beneen xeetu opération ñu koy wax désensablement maanaam tonni suuf si ñu ngi ko fi amal saa su ne mu di opération bi jugee ci corniche bi jëm ci place de la nation muy xamlewu agent wu UCG yu ñu fekk ci bërëb bile. ñun la lundi bi nañ ñëw pour démarrer désensablement bi pour gérer canal bi dañuy jël corniche ba monument. ñun avant virus bi di am ñun daf ñu fekk ci liggéey bi ñun dañ doon désensabler di liggéey lii dafa ñëw fekk ñu ci te comme daf ñu ci fekk nag dañ koy gën a mottali defar ko ba mu rafet ndax affaire désensablement bi depuis guddi lañ koy commencé man guddi laa yoroon. mu di ay xeetu set-setal bu ñëw ngir gën a jàpp ci xeex bi jëm ci lii di coronavirus mu di gëm-gëmu Ousmane ci beneen wàll gi jàpp na ni yile xeetu opération am na lu mu koy yàqal ci liggéeyam. tey ñu ñëw tey ci marché bi yëpp bu ñu gisee bigit yi dañuy dugg ñëw jënd xam nga mais boobu ba léegi daal ba fi marché bi jógee ba léegi xam nga affaire bi daal ki wutul noonu daal clients yi duggatuñu benn xam nga mais franchement pas tamit bon xëy na daal instant yi fi ñu toll nii daal waaw ki daal moo fi sës daal nii daal moo fi sës matuwaay bi. daanaka safaan wala bile jaaykat wax ci opération de désencombrement bi nga xamante ni jàpp na ni may na ko ñu gën mën di gis butikam mu di mbir bu mënul woon na am ay jamono. mais fekkee nit ñi mën nañu même bu après feebar loolu ñuy ñaan yal na jeex ci dëkk bi mais mu continuer nii parce que dara gënul hygiène waaw vraiment pont bi moom c'est visible te léegi nit ki di nga ki sa boutique nit ñi dañ ko gën a gis surtout
parce que bu njëkk ba fii depuis 2012 maa ngi fi mais client yi dañuy ñëw sa naan fii c'est pas visible. ay simili rek gannaaw loolu ñu ngi fii ci marché Tilène ci bile bërëb itam amaloon nañ fi ay opération de désencombrement gannaaw benn ayu bés bu ñu amalee yooyee opération nag ay mbir yu bari lañu fi seetlu te mu jaaxal ñu bari ay nit yuy dajaloo ay mbalit yu ñu dajale ci mbedd mi lépp doon ay mbir yu safaanoo ak tegtalu kilifa yi liggéeyee ci wàllu wér-gu-yaram mu di mbir bu jaaykat yi di naxarlu. mbalit mi ñoom keroog normalement waruñu woon wàcc te jeexul parce que depuis dimanche la woon xam nga une semaine nga bàyyi ko mbalit ci kii bi normalement ku la ko waxutit am na ñoom feebar soo yëgee soo yëgut kon loolu waroon nañ ci taxaw ba teel a dindi mbalit mi. ak coronavirus bi wax dëgg yàlla doy na waar daal te fii ay centaine de personnes dañ fiy jaar bëgg a jëflanteeg yow léeg-léeg sax da nga gis ñoo xam dañuy daw ndax mbalit mi ak ni nga jigeeg moom daal sonal nañu daal. mu di askan buy woo kilifa yi ci xeetu opération yi ànd ak topp. Abdourahmane Ly di ko gërëm nag dañuy dellu ci biir réew mi xool tolluwaay jàngoro bi des koy tàmbaleeg Ndar Géej foofee nag sunu naataango Momar Alice Niang lañ fay fekk Momar asalaamaaleykum. jërëjëf Baba Ndiaye xibaaru jëm ci jàngoro ji di coronavirus fii nga xamante ni moo di ci diwaanu Ndar nag dañu koy tàmbalee ca fële nga xamante ni moo di ca hôtel Mame Koumba Bang fa ñu confiné woon ñeent fukk ak ñaar ñi nga xamante ni ñoo doon cas contact cas positif bi nga xamante ni Ndar amoon na ko tey ji nag xibaar yi nga xamante ni Kër Docteur xamle nañ ko moo di am na juróom-ñett ci ñoom daal ñu nga xamante ni fi mu nekk nii génn nañu war a dem seen kër donc la fa des daal mooy lu tolloog fanweer ak ñeenti doomu aadama ñoom ñoo des ca hôtel ba loolu rek tax na ci xibaar yu ñu jot ba ñoom daal ñu ni fi mu nekk nii jaratul ñuy jëfandikoo beneen hôtel bi nga xamante ni dañu ko réquisitionné woon ngir nag taxaw ñi nga xamante ni ñoo am doomu jàngoro ji ci lu jëm ci mbokki moodu-moodu yi nga xamante ni ñoo jóge woon Espagne ak Italie nekk ci diggante Pikine ak quartier yi di Sor Daga waa Kër Docteur nag xamle nañu topp nañ leen saytu nañ leen ba xool seen wàllu wér-gu-yaram te it li ci war yëpp ñu ngi koy def waaye nag bëgguñu joxe ay information ci mbir moomu ngir nag bañ a indi jaxasoo wala ut surtout li nasaraan naan stigmatisation ci ñi nga xamante ni nag ñoo nekk fële ca Ngaleel fi mu nekk daal nee nañu fi mu nekk nii li ñu jàpp waa Kër Docteur wax ko mooy ci fan yu yàggul rek incha allah daañ leen bàyyi ñu dem seen kër bu àpp bi matee ndax boobu ba léegi daal ñu ngi leen di xool mais gisuñu lenn lu nga xamante ni mi ngi ci ñoom équipe bu région médicale nag nee nañu ñu ngi ba tey ci terrain bi di saytu waaye it di topp ak seen i l'enquête ngir daal fépp fu nga xamante ni dégg nañ fa fu nga xamante ni am na ay symptômes wala ay signes ñu mën a dem waxtaan ak yow ci tekk ak tey région médicale nag ci xibaar yi nga xamante ni jot na ko am na ndimbal lu am solo bu nga xamante ni jot na ko mu jógee ci pharmacie nationale d'approvisionnement kilifa yi nag xam ne nañu que ni don boobu incha allah daañ ko yóbbu ci bërëb yi nga xamante ni moo di bërëbu fajukaay yi ngir jeexal rek dañuy wax ci li nga xamante ni moo xewoon ci ajuma ji ci fële ca Sordaga imam ba nga xamante ni woote woon na fa Sor Diagne ak fa nga xamante ni moo di Pikine Tableau Waalo ñaari imam yooyu nag police da leen tegoon loxo gannaaw ba ñu jiitee jullib juma waaye nag li ci doy waar moo di bañ leen yóbboo ca police déglu leen ñoom daal dañu ni dégguñu woon fenn fu nga xamante ni ñu ngi doon tere ñu julli yu nga xamante ni dañuy dajale ab mbooloo police nag sensibiliser na leen wax leen li tax ñu jël ndogal ñu mel laata loolu après nag ñu bàyyi leen ñu daal di dem ci seen njaboot. Baba Ndiaye ci tëgg daal lii lañ fi mën a jàpp fii ci diwaanu Ndar ci xibaar yi nga xamante ni moom lañ leen mën a baaxee. Momar Alice Niang jërëjëf di ko gërëm xayma bi ci tolluwaay jàngoro bi ci diwaanu Ndar Géej moo ñu ko defal ginnaaw dañuy jógee kon ci bët saalumu réew bët ci gànnaaru réew mi dem ci bët saalumu réew mi ca diwaanu Ziguinchor sunu ndaw Assane Ba lañ fay fekk salaamaaleykum Assane. nuyu naa la Baba Ndiaye nuyu naa leen yéen ñëpp Ziguinchor nag ba tey situation bi changé wul ba tey ñetti doomu aadama ñoo fi am jàngoro coronavirus ak téeméer ak ñaar fukk ñi nga xamante ne ñu ngi leen di def en quarantaine ñu ngi leen di topp bu baax waaye ñu wax rek njàqar bi nga xamante ne amoon na ci maison d'arrêt et de correction bu Ziguinchor ndaxte am na ñetti prisonniers yi nga xamante ne dañoo njorte si ñoom ne dañoo am doomu jàngoro bi démb ñu génnee leen foofu yóbbu leen ci centre d'isolement bi nekk centre de santé bu Ziguinchor mu ñu duppee ko hôpital Silence bokk na si ñoom nag benn doomu Italie bi nga xamante ne ca àjjuma ci suba lañ ko jàppoon
mu doon jaay lii di yamba ca station balnéaire bu Cap Skirring moom nag ci ngoon si la yaramam tàngoon ba ñu njort ne dafa am doomu feebar bi ñu génne woon ko fa ba yóbbu ko ci centre de santé boobu. bokk na si ñooñu tamit benn nit ki nga xamante ne ci démb lañ ko jëlee woon Bignona ñu indi ko foofu si ngoon si tamit ñu njorte ne dafa am doomu feebar bi ñu yóbbu ko ci centre d'isolement hôpital Silence waaye moom bi mu fa fanaanee ba fajar teel bi la rëcc daw moom nag bi mu dawee ba tey ñu ngi koy wër gisaguñ ko waaye jàpp nañ ne balaa moo daw defaroon nañ leen ñoom ñëpp lii di ay test yi nag yónnee nañ ko fii di Institut Pasteur résultat yi nag ñu ngi leen di xaar suba wala ginnaaw suba mais moom nag bu dee test yi dañoo ñëw positif dina doon menace bu rëy bi nga xamante ne kenn du xam fu mu koy waxee ndaxte mu ngi daw te kenn xamul fan la dem ñu wax rek ci lii di élan solidarité bi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku fan yi yëpp muy benn société bi nga xamante ne mu ngi fii ci dëkk bi te yëngu ci wàllu BTP joxe na lu toll ci 400 saaku ceeb 400 bouteilles diwlin yi nga xamante ne yu juróomi litre la ak 400 grosses suukar yi nga xamante ne dimbal boobu ñu ngi koy jox famille yi nga xamante ne ñu ngi nekk en quarantaine démb tamit gis nañ waa municipalité bu Jembere joxe fukki tonu ceeb muy pour doomu aadama yi nga xamante ne ñu ngi nekk en quarantaine ci station balnéaire bu Cap Skirring. Baba Ndiaye. jërëjëf Assane Ba di ko gërëm di leen gërëm mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV loolee moo laf laajtu xabaaru maraxi gërëm leen gërëm ñëpp ñu ci jàpp ba mu daal di yemb rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Adama Anouchka Ba fii ak boobu ngeen wéy dañu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf.